gaaw ñaar fukki fan ak juróom si diggi tabaski atum junneeg ñeenti téeméer ñeent fukk ak ñett gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaari njoloor gi li ci gën a fës wàllum njàng meek njàngale mi la li nga xamante ni bi moo jëm si concours général atum 2022 résultat yi daal nay wadd toll si téeméer ak ñeent si ñi nga xamante ni bi ñoo di ndongo yi gën see ràññeeku diggante lycée d'excellence Mariama Ba lycée scientifique d'excellence bu Ndiarème ak lycée Limamoulaye li ñu daal di bawoo li nga xam ne moo di seeni neexal dañ leen ko jox fukki fan ak benn dinañ ci teewlu jëreen ji nga xam ne mooy wàllum njàngale mi ak ki nga xam ne moo di Babacar Seck dinañu wax lu jëm si wàllum football ak coupe bu Sénégal bi nga xam te ne bi ni ki ëllëg lañ ko war a mën a jongante bi war a dox diggante Étoile Lusitana bi nekk si football amateur bi di war a janoog ñi nga xam ne nag ñoo di champion bu Sénégal si championnat bu réew mi Casa Sport waaye nag ñoom ñi nga xam te ne bi ñoo di waa Étoile Lusitana nee nañu ragaluñu benn yoon ñi nga xam ne moom la ñuy janol amal nañu seen i tàggatu yu mujj ngir wàccaay wu gën a ñoŋ Seeku Seydi teewoon na fa article de la semaine ni ki gaaw gu jot dinañu daal di dellu siwaat ci xew-xew boo xam ne gën naa ràññeeku si ayubés bi bokk na ci concert Kazuloor yi nga xam te ni bi waaye Yewwi Askan Wi woote woon nañu ko xumbute gu tar si mbedd yi Ndakaaru yi yëglekaay bi nga xam te ne bi moo di Direct News dellu siwaat na si xalima ki nga xam ne mooy di Demba Ramat Dia ni nga xam ne noonu la ko gaare lekk jàngat lim si am jën si waxtaan ak ki nga xam ne moo di Alaaji Malick Cissé li nga xam ne moo di yëglekaay xëy fësal tey si gaaw gi dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom si weeru juin ànd seeg Assane Top mooy la laaj jotaay bi la xibaar mbokk yi dalee nag jàmm nees ki suñu def sek faram fàcc jaraab xibaar yi dañ koy doori ak téeméeri ati Seydi Alaaji Malick Cissé diwaanu Tiwaawoon njiitu réew mi président Macky Sall tey ji nag ñu koy xaar ci dëkk bu sell ba nga xamante ni bi ñu ngay daal di wéyal li nga xam ne moo di màggal lu ko téeméeri at yooyu nga xam ne Seydi Alaaji Malick Sy bi mu génne àdduna ak tey am na ko si atum ren di fursawaat rek mu del siwaat si li nga xamante ni bi te moo di liggéeyu l'hôpital bi nga xam ne war nañu ko faa defal ngir mu gën a dëppoo ak jamono bis ni ki tey la am weer ginnaaw lakk gu métti gi nga xam ne amoon na fa ba jur lu toll si fukk ak benn tout tànk di ay liir yoo xam ne ñàkkoon nañ fa seen bakkan jiitu leen président Macky Sall nar a door li nga xam ne moo di liggéey yëpp tabax l'hôpital bu yees foofee see dëkk bu sell ba Tivaouane waaye tamit daal di wésite ji gaaral yi nga xamante ne bi amal nañ ko si dund ak njàngaleem Seydi Alaaji Malick Sy Tivaouane du ñàkk nañ koo teewlu ci jaataayu xibaar yi ngoon gi ak suñu ndaw li nga xam ne jamono ji mu ngay topp mbir ya ñuy xaar ne jiitu réew mi foofee see Tivaouane Isidore Alexandre Sène wàllum njàng meek njàngale mi ñu ko doon juñ ci bopp xibaar yi concours général atum 2022 résultat yi génn na téeméer ak ñeent ñooy ñi nga xam ne ñooy ndongo yi si gën a ràññeeku gi nag di jàngukaay bi nga xam ne moo di lycée d'excellence bu Mariama Ba ca diwaanu Gorée lycée scientifique d'excellence bu Ndiarème ak lycée Limamoulaye ñooy ñi nga xam te ne bi ñoo si gën a ràññeeku seen i neexal nag dinañ leen ko jox fukki fan ak benn si weeru août Babacar Seck. ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari élèves yu première ak yu terminale bokkoon nañu ci jongante concours général 2022 ci fanweer ak ñaari matière ci première ndongo bi gën a xarañ mu ngi jóge ci lycée d'excellence Mariama Ba ci wàllu terminal lycée scientifique d'excellence bu Diourbel waneeti na boppam. mën nañu wax ne nag suñu jëlee pondération yooyu meilleur élève ren ci concours général mooy mademoiselle Fatou Niang élève boo xam ne mu ngi fale ci lycée d'excellence Mariama Ba di def série S2 meilleur élève scientifique nag concours bi su dee première Fatou Bintou Fall bu Diourbel ak Serigne Fallou Sall série S1 bu Limamoulaye ñoom ñooy meilleur élève en tout cas scientifique ci première terminale meilleur élève bi Malick Sène la série S1 lycée bu Diourbel. jawrin bi ñu dénk njàng mi wane na mbégteem ci yenn lycée yi nga xam ni ñu ngi leen di dégg ci lu baax ci concours général bi. am nañu mbégte loolu la fait que ay yeneen lycée yoo xam ne ay lycée yu célèbre la woon ñu ngi woon ci concours général mais gën ñu ñëwaat mais ren nag ñëw nañu am nañ fi en tout cas ay prix am nañu palmarès mooy bu lycée bu Ahmed Fall bu Saint-Louis lycée Charles de Gaulle Kennedy Seydou Nourou Tall ak Valdiodio ñoom nag ak yeneen lycée yoo xam ne mënuñu leen lim fii mais surtout di wax ne que institut bu Amadou Sow Ndiaye ñoom aussi ba léegi ñu ngi ci biir ak également d'autres lycées celui de Thiaroye et cetera. remise au prix concours général 2022 ñu ngi koy amal ci fukki fan ak benn ci weeru août ci Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose njiitu réew mi nar koo fekkee.
defal ko Babacar Seck ñu wax lu jëm si wàllum politique c'est diwaanu Tëngéej la ñuy daal di desandi ak ñi nga xam ne ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ya fa ñoom nag bëgguñoo dund la ñu dundoon si jongante yi nga xam moom la ñu génn waral nag ñu defal ab ndaje boo xam ne boole nañ si képp koo xamante ni bokk na ci googule kuréel di Benno Bokk Yaakaar ngir mën a dajewaat ba boole seen doole ak jubluwaay gi nga xam ne am nañu ko si wàllum élection. Omar Gueye mooy seen coordinateur si département bu Tëngéej ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Babacar Seck. dañu privilégié woon liggéey boo xam ni dañu bëggoon mu aboutir te yàlla def na sutura aboutir na tous les responsables du département sont unis se sont donné la main loolu nag depuis le mois de mars ñu ngi ciy liggéey léegi ñëpp juboo nañu ñëpp sans exception juboo nañu amatul benn xaar ma yàlla ci responsable yi nekk ci département de Rufisque joxante nañu la main yaakaar naa bu ngeen gisee jataay bi firndeel na ko xam nañ ni enjeu bi am ci Sénégal ak li président Macky Sall liggéey ci Sénégal ak fi mu jëlee Sénégal 2012 ak fi mu ko indi tey ak fi mu ko jëmale ëllëg lii tax loolu continuer mooy ñun njabootam ñu juboo buñ fi jógee tey dinañu monter les comités électoraux le comité électoral départemental waxtaan nañ ci am nañ ossature bi dinañu créer benn groupe bu ndaw boo xam ni moo ñuy defal proposition yi ñu meubler ko ba mu fees loolu nag dañ ciy privilégier les jeunes et les femmes jigéen ñi ak góor ñi maanaam xale yu ndaw ñi dañ leen ciy dugal bu baax a baax parce que Sénégal dëkku ndaw la te am nañu ci département bi une jeunesse très dynamique dañ leen responsabiliser ci biir. wàllum politique ba léegi waa parti bi nga xam ne moo di PRP di parti bi Déthié Fall jiite di parti pour le progrès ñoom nag li nga xamante ni bii moom la ñu daal di xamle moo di seen kilifa li ñu bëgg moo di ñu bàyyi ko teggi ko loxo nga xam ne dañ koo déggoon loxo nag si ñaxtu fukki fan ak juróom-ñaar bi nga xam ne waa Yewwi Askan Wi dañ ko daal di wote woon booba léegi mu ngi si loxo yi ñi nga xam ne ñoo di waa yoon te altine la ñu war daal di wëlbatiku atem ginnaaw bi ñu ko daal di dàqee. Omar Dioum mooy directeur parti boobee école parti boobee di yëkkati kaddu ci micro Seydina Mbaye. Macky Sall nag li may faral di wax rek il est en train de jouer du ma ne sax avec le feu entre guillemets vous m'excusez du terme parce que dafay foye kaso un deux rek ñu dóor la mandat de dépôt instruction dafa nekk li nga xam ne dañ ko banaliser Sénégal la seule fois où il a failli aller en prison donc il a pleuré ce jour-là moom yaakaar na ne kaso boo fa demee rek da ngay saalik wala yaakaar na ne bu jëlee président Déthié Fall làq ko jant bi dafay saalik c'est un homme digne il a fait une formation militaire il connaît le degré de la souffrance donc bu yaakaaree ne da koy kidnappé ndax arrêté wuñu ko des fois damay am naqar wala métit su may dégg ñu ne dañ ko arrêté on l'a pas arrêté parce que dafa wàcc ñu kidnappé ko te tey ak bépp chef d'inculpation bu nu mën a teg ci ndoddam kenn mënu ko prouver te le fait que ñu renvoyé son procès donc ils l'ont fait à dessein parce que ñoom ñoo jàpp seen date ne lundi ñëw lañ mooy jour procès bi ñu ñëw ñu ne non les conditions ne sont pas réunies gars yi bu dee ñaari fan tamit gars yi toog nañ ko ci ban école te droit bi procureur jàng droit boobu la avocat bi jàng droit boobu la juge bi jàng droit boobu la ku nekk si ñun ñu si bëri jàng te français la sujet verbe complément li ñuy wax nag dafa nekk li nga xam ne du demande exigence la ndax ku bëgg a dee da ngay wéqu président Déthié Fall dafa am njaboot ñu kidnappé ko te dañuy wax ne à partir de lundi ñaare mën a nekk soit mu génn fekk suñu wala ñu ñëw fekk ko ñu toogandoo ndax li gars yi di faral di wax rek Macky Sall xamul négociation rapport de force la xam. si tegu loxo Déthié Fall googee waa njiital Yewwi Askan Wi joxuñ baaraamu tuuma jëriñ jër wàllum yoon ak yoonal ne moo daal di doxee lu ni mel ngir ñu mën koo xañ mu bokk si jogante yi nag waral nag ñi nga xam ne ñoo fare ci makkaanum jëriñ jooje génn ngir leerlu ne amul leen loo xamante ne bi ministère de la justice ñu ngi koy doxee lu dul ngir sàmm li nga xam ne moo di àq ak yelleef doomu aadama waaye tamit lu gën a jëmale kanam li nga xam ne moo di wàllum démocratie loolee la magistrat yeeg àttekat yeeg ñi nga xam ne ñooy taxawu lépp lu yoon di taxawi ci réewum Sénégal yaa xam lay moo yor kàddu yi makkaanum njëriñ jër wàllum yoon ak yoonal ñu teewlu ko Alioune Sow. observateur attentif. su ñuy wax démocratie ak lu koy dooleel mun nañu wax ne rek
wàllu yoon bokk na si li nga xam ne rek moom mooy institution yoo xam ni dañ cee war a sukkandiku ndaxte yoon nekkalu fi kenn Makumba ak Mademba si am daanaka ñëpp la fi nekkal moo taxit kenn waru ko jël di yàq deram wala bokk di ko utiliser nu mu la neexee fii nag gis nañ fi daanaka ay bës a ngi ñu ngi yëkkati ay kàddu yoo xam ne rek dañ koy teg si wàllu yoon te lu nu mel du dëgg du yoon ndaxte suñu bëggee jàmm am si ab réew yoon mooy ñoo xam ne rek daanaka si ñoom la ñu war a sukkandiku ngir rek jàmm jooju mën a am ndaxte moom mooy bànqaas bu mujj boo xam ne rek dinañ ci mën a sukkandiku ngir kenn ku nekk mun a dundam te kenn du ko indil benn gàllankoor te itam yoon moom mooy institution boo xam ne rek moom mooy indi équilibre ci diggante nguur gi nga xam ne rek dooleem la yor ak citoyen bi nga xam ni dafa bëgg exercer li nga xam ne rek moom moo di liberté am moo tax it daf ñuy jaaxal suñu gisee yenn ci citoyen sénégalais yi di yëkkati ay kàddu yu ñagas wala boog du jéem a xool naka la ñuy def rek ba indi ay jafe-jafe yoon boobule ndaxte gis nañ ni am na ay dossiers yoo xam ne ay dossier politique la waaye nit ñi dinañ fexe rek ba dugal ci wàllu yoon te yoon nag wax naa ko nekkalu fi kenn muy Makumba wala Mademba te itam ak fépp foo mënta ne si boor bu ne war ngaa fexe ba dooleel wàllu yoon boobule ndaxte suñu cër nekkul def lu neex Makumba wala mu neex Masamba lu ñuy def rek mooy loo xam ni moom la yoon daal di santaane. ñu walbatiku si leneen di wàllum koom-koom ak naataange PSE vert li nga xam ne moo di sémbu ak naal wi door nañu li nga xam ne nag moo di taxawaay yi Sénégal jublu ko ñaar fukk ak juróom-ñeenti sémbu yoo xamante ni bi am na si public ak privé bi ay partenaires yoo xam ne daan nañuy dolleeku si li nga xamante ni bi moo di jubluwaay yi nga xam ne réewum Sénégal am na ko si naataange ak koom-koom mu war a tukkee si naataange geek taxawaay yi nga xam ne am nañ si ginnaaw ay lël yoo xam ne def nañ ko si ñetti ayu bés Mame Seynabou Baba. ginnaaw juróomi semaine atelier intense ci wàllum structuration bu programme bu PSE vert bureau opérationnel bu suivi du plan Sénégal émergent génnee na li ci gën a fës buñ sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllum alam gi lu ëpp fukki réforme dinañ ko def lu ci mel ni code de l'environnement. ak ay réformes muy 10 réformes yoo xam ne ay réformes phares la notamment révision code de l'environnement révision code de la chasse révision code forestier. Révision code de l'environnement de 2001 révision yeneen i introduction de la loi littorale ak la loi sur la biodiversité yooyu yëpp nekk li nga xam ne war nañ ko sumb ci daar. ñaar fukk ak juróom-ñeenti projet ci secteur privé public ak feneen taxawal nañ ko tamit ci juróomi semaine atelier bu tax biile. programme yoo xam ne non 29 projets yoo xam ne. war nañ ko taxawal dans le cadre du plan Sénégal émergent vert ci 29 projets yi mun nañu wax ne 16 dafa concerner le secteur public pour un montant de 129 milliards 9 concerner li nga xam ne moom mooy le secteur privé pour un montant de 90 milliards benn bi concerné le partenariat public privé pour un montant de 31 milliards. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ju dénk wàllum lépp lu jëm ci plan Sénégal émergent projet bii la dina tax état bu Sénégal xam nu muy jëfandikoo ay ressources naturelles am te du yàq alam gi. 5 semaines yu mujj yi ñu def lab intensif génne 480 livrables bépp document bépp action boo xam ne état du Sénégal partenaire privé partenaire public war nañ ko def ngir mën a àgg fa nga xam ne foofu lañ jëm donc ñuy jël engagement yooyu ne ni ko président de la République bëggee ministère de l'environnement PSE partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci écosystème yëpp dinañ ci taxaw ba Sénégal am programme bu am solo jëmale ko ci croissance verte. bu weesoo wàllum sàmm alam gi projet bii la tamit li ko tax a jug mooy fexe ba ndaw ñi am ci ay liggéey. jaajëfal ko Mame Seynabou Baba ak Seydina Mbaye daanaka ñaari yu bés moo dox suñu diggante ak it gu mag gi nga xam ne moo di tabaski waajtaay wi si jaay yi ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi yemb nañu ñoom it si jabu mel ni bu HLM daan nañuy def ay jënd yoo xam ne moom lay jaay jëndkat yi di soxla maanaam seen i marchandises yeeg li ñu war a jaay yëpp waaye nag ñi nga xam ne ñoo di jëndkat yi si boppam client yi bëreeguñu loolu xumbagut si jabu HLM bu ñu sukkandikoo si Khadija Ndat Diouf. tàngaay bi metti lool waaye teewut benn yoon fii ci marché HLM mbumbaay bi daal di fiy jax lool. dàll saak accessoire loo xalaat rekk mi ngi fii ñu ko fiy jaay lépp rekk ngir bégal seeni client ci fête yi di ñëw. Idrissa moom ay tissu lay jaay li mu xam la rekk moo di
lii di client yi ñëwaguñu. quand même ñu ngi sant yàlla quoi nit moom lu mu am rek sant yàlla quoi alhamdulilah. waaw defe naa ni nag xëy na lu mu tombé ak fin du mois ak yooyu mais su weer bu dee peut-être affaire yi gën a kii quoi gën a dem incha allah. non bagage moom seerul quoi yomb na trop macha allah mais xëy na mën-mën yeeg xaw a wàññeeku rek waaw ak pouvoir d'achat bi quoi mais xëy na bu weer bu dee affaire yi xëy na mu tane quoi waaw am nañu yaakaar moom alhamdulilah. bile mbir kii di Mame Cheikh daal di koy dëggal. baax nag ñëwaguñ bu baax sax buñ sañoon nag ñu ngi sañoon moom mu ñëw bu baax a baax ndaxte ñoo rek lañ ñaan yàlla suñ bagage moom wax dëgg yàlla bëgg nañ lépp jar moom waaw. ayu bés rek des si ngir ñu àgg ci lii di bésub tabaski waaye taxut benn yoon lii di marché bi daal di neex Moustapha mi ay accessoires lay jaay mi ngi xamle ni marché bi neexul waaye taxut mu perdre benn yoon. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw di préparer tabaski bi waaw mais tamit des na daal ni mu waroon a doxee dëgg-dëgg mais ça va quand même dana ñëw xëy na ci kanam bu gënee jege si. waaw ñu ngi yaakaar ne fii ci kanam dina tane xëy na bu ñu demee ba tabaski bi des ay quelques jours des une semaine wala ay 2 semaines yooyu noonu xëy na mu gën a mu tane. tabaski nag nekk ab fête bi nga xam ne ñii di jaaykat yi seeni gafa da ci doon lool. waaye nag atum ren mu mel ni marché bi nim daan neexee ci at ya ñu weesu neexeewu ko. ci tolluwaayum njaay meeg njënd mi ak waajtaay yëpp tabaski gi ñu walbatiku si wàllum aada ak cosaan ak waajtaay yëpp festival bi ñu jagleel li nga xam ne moo di wàllum kebetu ak li nga xam te ne bi moo di wàllum lépp ñu war ko daal di ubbi benn fan si weeru juillet sa diwaanu Podor lay daal di amee nag waaye nag si ANER bu Ndakaaru ñu ngi koy waajal si li nga xam te ni bi moo di ak tàggatoog gën a lépp luy fësal li nga xam ne moo di aada ak cosaan rawatina li nga xam ne moo jëm si wàllum pulaar kenn si ñoom di Adama Si ñu gën ko miin si double cerveau yëkkati na si ay leeral ñu teewlu ko bu daal jàcc liñ ci jublu maanaam mooy ubbeeku maanaam ubbi frontières yi wane li nga xamante ne mooy suñu aada suñu cosaan jéem a ko jaay ci réew mi mais génne ko tamit jaay ko ci bitim réew parce que tey jii nii loolu rek nga mën a wane ba nga xamante ne tey jii nii di nga am benn cër bi nga am tey jii nii benn retour bu positif. un monde qui s'accorde benn association bu nekk ren la li may def nii ci Salam et Légende moom jot na ko def ca Gabon. ci genre traditionnel euro ca Gabon donc tey jii nii dafa mel ne maag moom suñuy xalaat ak suñuy idée dafa bokk. donc jël tey jii nii Salam et Légende yóbbu ko France lu yomb lay doon parce que su boobaa su ma jaaree ci moom dina mën nekk jël Salam et Légende tamit waxuma la sax yóbbu ko bitim réew mais pourquoi pas ma indi Salam et Légende fii ci Géejuwaay parce que comme ni ma ko waxee sànq Géejuwaay dafa bokk ci man Géejuwaay dafa am lu bëre lu mu def ci man donc nag tey jii nii su may delloo njugal Géejuwaay damay indiwaat fii nii Salam et Légende wala ma am quelques activités yu ma dindi ci Salam et Légende ma organiser ko Géejuwaay. amul culture bu ñu bojji ci programme bi parce que il faut que ñu tënku ci li nga xamante ne tey jii nii moom moo tax jóg Salam et Légende dama ne man damay def Salam et Légende ngir wone li nga xamante ni moom mooy genre traditionnel euro pël yi balaa may dem ci beneen làkk wala ci beneen communauté yaakaar naa ne ci sama làkk laay njëkkee. ginnaaw aada ak cosaan ñu wax lu jëm ci wàllum tàggat yaram final coupe bu Sénégal bi ni ki ëllëg lañ koy daal di jongante diggante Casa Sport yi nga xam ne ñooy champion bu Sénégal ci Ligue 1 bi ak Étoile Lusitana ñi nga xam te ne bi ci amateur bi la ñu nekk waaye nag ñoom loolee ëggut seen bopp te it taxul benn yoon ñu fàtte ne dañoo war daal di waajal nag waajtaay woo xamante ne bi dina tax ñu mën daal di dégg wiiw ci ngoonu ëllëg gi Étoile Lusitana daan nañu amal seen ak tàggatoo ngir yemb ni ëllëg tàggatoo goo xam ne fekke woon na ko ki nga xam te ne bii moo di Sékou Seydi mu ngi àndoon ak Moussa Fall. dëkk bu tàng bi jaaxal na askan wi ci Ndakaaru waaye joueur Étoile Lusitana yi ñoom bàyyuñ ci xel li ne ci seen bopp yi mooy final coupe du Sénégal bi nga xamante ni dina dox ci seen diggante ak Casa Sport. il a marqué plus de 6 ou 7 buts ci saison bi ci loolu. 14h moo jot ci stade Ibrahima Boy bu Guédiawaye coach Bernard Mendy mi ngi superviser avant-dernière séance d'entraînement am laata jongante bi. on n'a rien changé à nos habitudes. jongante bi ni ñu koy waajalee mooy ni ñu waajalee yeneen jongante yi ba ñu tàmbalee coupe du Sénégal ba léegi mooy am waajtaay bu baax a baax yaakaar naa bu ñu eggee ci match bi rek li mu laaj te ñu ko joxe donte ni ki ñuy jongante équipe bu mag la. cette finale du mieux possible. di ab final boo xamante ni bu am solo la ci équipe bi évolué ci 3e division
seen joueurs yi ñoom xam nañ ko tax na yàkkamti nañu lool ngir jongante ko. C'est des jeunes joueurs et c'est normal qu'ils soient. ñoom ay ndaw lañu boo xoolee sax di nga xam ne ñoom dañu yàkkamti lool jongante équipe bi nga xamante ne moo di Casa Sport bu di favori waaye ñu nit ñoo war a nekk seen ginnaaw gën leen encadré fexe rek bu ñu demee ci jongante ba ñu def li leen laaj. un peu leur excitation et faire en sorte de pas jouer le match avant de le jouer. mu doon ab final waaye du ko weesu bu sukkandikoo ci Alpha attaquant jaune et noir yi moom am na yaakaar bu baax te sax ne ragalul benn yoon champion du Sénégal bi. match bi toll nañ comme yeneen match yi rek lañ ko jëlee final la mais mënut a weesu final tamit comme yeneen match yi rek case équipe la comme yeneen équipe yi ñun tamit équipe lañ ay équipe yu mag lañ gañ ba yegg si fii dañ jàpp final 50-50 la rek ñun loolu lañ jàpp ku nekk mën nga gañ te ñun dañoo gëm ne dañ koy gañ. comme niñ ko commencé rek début championnat bi ñun noonu lañ koy terminé xam nga gars yi comme niñ ko jàppee woon rek ñun coupe bi mooy suñu kii jël coupe bi suñu objectif jël coupe bi la amul leneen lu ñuy kii. Étoile Lusitana dina jongante final coupe du Sénégal am bu njëkk war a jàkkaarloo ak ki yor raaya bi di Casa Sport ñëpp jàpp ne champion du Sénégal bi mooy favori bi ñoom ñii di waa Étoile Lusitana nag ñu bëgg a surprendre observateurs yi. Seeku Sey di ko jaajëfal di jongante boo xam ne da ngeen ko mën a topp ni ëllëg si rajo ak waa Desk Sport bi ñu wëlbatiku si pàcc bi nga xam ne it moom la ñu jagleel gëstub xët wi gën a ràññeeku si ayu bés bi waa yëglekaay bi nga xam te ne bi ñoo di waa Direct News ñoo ko daal di xaatim del si waat nañ nag si concert Castor yi nga xamante ni bi waaye yi wees kenn ni woote woon nañ ko si ayu bés bi àllarba ji nga xam moom la ñu génn xumbute gu métti la ñu daal di ñaxtu goo xamante ni bi dafa mel ni am na coppeeku si ni nga xam ne noonu la ñu naale woon seen i doxalin si njëlbeen bu ñu sukkandikoo si Demba Ramata Dia mi nga xamante ni bi moom moo daal di xaatim yooyu lay gëstu laaj ak tontu ak waxtaan wu yaatu dox digganteem ak Alaaji Malick Cissé. mu nekk ndam lu yaa gu coalition Yewwi Askan Wi am boobule coalition nekk ci opposition bi woote woon concert de casserole ci Dakar ak ci biir réew mi Direct News fësal ci xëtam bu njëkk ni concert de casserole ci Dakar ak feneen Mortel Combat nañ jóge dali ci Mortel Ambiance. damay def référence maanaam damay def benn lien diggante li xawoon jamono le 17 juin. ba Ousmane Sonko woote pour 200 000 personnes fekk ko ba xale yi ñëwee ñu tere manifestation ba mu jur ay bakkan yu rot donc démb nag boo xoolee gisoo fa policier gisoo fa grenade bu ñu sànni ñëpp daal ci jàmm lañ nekkoon te terewul li leen naqari wax nañ ko dañ koy wax ci wàllu civilisé ak ànd ak yar ak teggin lépp rafet daal démb moo tax nag Mortel Combat boobu moom wax dëgg yàlla Mortel Ambiance boobu moom ma ko gënal suñ ko mënoon di am du wàññi dara. lii nag njiit réew mi président Macky Sall war na ko bàyyi xel bu baax ndax askan bi lancé nañ ko message bi nga xamante ni daf ko war a jàngal. message bi moom bari na parce que ndaw yi dégg naa leen ñuy wax ne ñoom dund bi ñu dund dafa metti dafa tar boole ko aussi seen waajur aussi ñu ngi ci ay jafe-jafe bu loolu weesoo aussi xamal nañ ni nit ñi aussi ñoom tamit yaakaar bi lu bari tas na bon ci wàllu xëyu ndaw yeeg yooyu ak seen avenir da ngay jàng ba yee kayit di wàññi ay potolam donc yooyu yëpp bu dajaloo ak dund kii bi nu mu seere ak opportunité yi bariwul donc wane nañ ne daal fi mu toll nii am nañ lu leen metti te wax nañ ko te bëgg nañ mu dakk léegi nag kan moo ci des mooy le chef de l'État mi nga xam ne yàlla dogal na moom lañ dénk réew mi mu ilif fukk ak juróom ñaari millions Sénégalais donc moom mooy décrypter message bi xool ñii li ñu wax lan la mu bañ ko soofantal téye ko bu baax parce que wut ay solution pour loolu parce que état aussi bu ñu ko dénkee li la war mooy fexe ba askan wa nekk ci naataange. ñu am yoonu yokkute ku nekk gis ci bopp ci li ngay def. xumoon na tamit ca UCAD ak cité kër góor gi foofu la leader parti PASTEF di yeewoo analyste politique bi naka noonu xam-xamam màcc ci wàllum lépp lu soxal nekkinu askan bi ca quotidien Direct News ni kasoxol yi ak klaxon yi xumoon na lool. ambiance UCAD parce que yooyu man je crois que bu demee woon noonu dina ma jaaxal. parce que UCAD par essence creuset de contestation la et puis Sénégal en miniature bi ñoo fi tase donc loolu day indi
kër góor gi fa la Ousmane Sonko dëkk donc foofu dafa war a am ambiance normalement parce que fi nga dëkk di fa politiquer di fa def fa sa base aussi war nga saa yoo leen soxlaa ñu génn donc loolu yëpp du lu ma bett du lu ma yàlla leen contraire bi kay moo ma doon jaaxal quoi. concert de casserole Sonko ak i ñooñam am nan si nam gu am solo lii nag nekk test laata ñuy dem si seen mobilisation bi nga xamante ni moom nañu woote ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru juin bi ñu dën ma. jaajëfal ko laaj yi Malick Cissé ak Mademba Ramata Dia bu Direct News ak mboolem yëglekaay yi li ñu xëy fasal tey ci gaaw gi dëppook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin xëy nañu ko jàngal Assane Top. Yewwi fakkasalu ci kaw yoon bés bi le jour yi ne kay ne ngàbba nañu dangar joo xamante ne xamun fu mu leen jëmee ñoom boobi lay coalition bi takkee lenn ci kujje politique gi ci réewum Sénégal ak ay kuréel yu mu daal di dank fanaanal moom yaa xam lay bu ministère de la justice ngir rek aar suñu yoonu réew mi nga xamante ne jàpp ne ni daal lenn ci kujje politique gi ñu ngi ko bëgg nappaaji te loolee moom duñu ko nangu tey ëllëg waxi noppi Le Quotidien yi ne kay mel ni ku naan liñ fi dëgmal ci wàllu ko élection législative lalu ci wàllu ko fit nag politique ak mbooleem langue yi ku ci nekk di xatraayu nag waaye wi askan wi ñoom nag ñi nga daal di womat président Macky Sall ba ci kanamu ONU ak proclamé bu ko fa daal di jiitu ngir rek mu daal di lay ci ni mu yore réew mi ak lañ ko tuumaal ne dara jaarut ci yoon googele sax ñoom jamono jile ñu daal di singili waa coalition Yewwi Askan Wi Le Quotidien yi ni kaay ne garde des Sceaux mujj na génn ci ak tekk-tekkaaralam ak kàddu yu mu daal di yóbbante jare ko ci ki nga xamante ne moom moo di yaa xam lay lam ko xamal weesuwul ne wàllu ko yoon nag ak ni ñu ko tëralee ne ko fii di naqaral ak di neexal kenn ñëpp ñoo ci yem ñi desandi ca diwaanu ko Ziguinchor Les Échos yi ni kaay moo ñu fa dal di yóbbu mbirum Idrissa Goudiaby doon ndaw li ñu faroon bàkkanam ci manifeste yi amoon ci réewum Sénégal ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin gile weesu njaboot ga nag lank nañu kàndaaral ne duñu fab seenu pa néew ginnaaw bi nga xamante ni wàllu ko yoon sàkku na ñi daal di koy jébbal borom ak liggéey yañ ci doon amal ñoom ñoo lank kàndaaral ne loole duñu ko def tey ëllëg waxi noppi ndax it nag la ñu teg seen loxo doyu leen benn yoon sàkku nañu ci procureur mu muuraatal leen seenu pa néew ba ñu soxla koo jël ndax it nag la ñu teg seen loxo ci wàllu ko liggéey yëpp yoon dara dalu ci seen xel la ñu bëgg mooy yëf yi ñi def ko ñoom ñi xippi seen i gët teg ko ci liggéey bi ba lépp laar ci seen bopp lii moom bu amul bàmmee lupp Idrissa Goudiaby daañu ko yéex a gis ci suufu Ziguinchor ana fan la ñu bàyyi ko ba dugg si ci réewum Sénégal naroon ko salfaañe taal ko mu tàkk jëppet doon ay force spéciale yéenekaay gi di L'Observateur xëy lu jiitu ci seen mbir dem na ci fukk ak benn waaye fukk yi nag retour de parquet la ñu am kenn ka daa mujj jaaree ji ci kër docteur ngir jafe-jafe ci wàllu ko wér gi yaramam yéenekaay gi di L'Observateur ne doyen des juges ma nga baral jéegu yu ngir rek war a mën a sànq ñi nga xamante ñoom la ñuy wooye ay forces spéciales duggoon ci réewum Sénégal àndagoon ak kàttan ak xadar gu mat sëkk seen i jumtuwaay moom na mu toll xel dajutoon sax ne war naa mën a yegg foofile ak ay barab yu ñu singili woon ngir rek dal leen di taal loolee nag moo doon mbirum caay-caay ak mbandaar yi yunikaay gi feesal ko ci ab nataal bu raglu lool jëm ci wàllu ko tooke ay gaz lacrymogène lépp lu di wàllu ko ngànnaay mën a tukkal am réew rek ñi di forces spéciales yi ña ngi ko gànnaayuwaale woon xare na ba daan te melentaan bi gën a tuuti sax reyu ko Seydi Hadji Malick Sy Maodo Le Soleil yéenikaay de loo ko njukkal ak fàttaliku gi ñu def jëmale ci góor yàlla googile yéenikaay gi ne jantam baa ngay fenk rek te du masa so moom Seydi Hadji Malick Sy borom Tiva woon ñoo ngi ko fay delloo njukkal ngir yëraat am njàngaleem dikkaat tamit ci jaar-jaaram ba gën ko mën a roy ngir rek am dund bu ñoŋ yéenikaay gi ne téeméeri at Seydi Hadji Malick Sy dëddu waaye tey la fi gën a nekk ak ay mbindam waaye tamit ab njàngaleem doon lu kenn dul natable démb lañu ko door ci dëkk bu sell ba di Tiva woon ñeenti goxi àdduna bi nit bàyyeekoo na fa ngir rek foglu loolu muy wéyandi ci wàllu ko xew-xew ak ay yëngu-yëngu ba niki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko juin gi la ñu nekk yéenikaay gi ne kii di président Macky Sall tey la fay yëg si ñu ngi ko fay xaarandi nag mu di fa amal ak ngan bu noppee tamit jëmmal fa ay liggéey ñeel wàllu ko wér gi yaram ak barab fajukaay ba mu fa war a jàppandil. jaajëfal ko Assane Top jaajëfal leen mbokk yi teelu fii la njokkite jataay bi la xibaar benn jataay 18h45 la doon si kàllaamay wolof si xibaar yi marax yi ak Mourou Mbacke Niang 19h45 si kàllaamay nasaraan xibaar yi di wéyandi si www.emedia.sn